Très chers internautes Thiès Info, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Feeñal. Mbégte la ñuy am saa su ne di jàkkaarloo yéen ci seen biir émission préférée xanaa di leen fàttali rek émission Feeñal mooy émission bi nga xamante ni mooy dox ci lépp li nga xamante ni mooy information di dox aussi ci wàllu mode. Émission Feeñal dina seeti artiste comédien bi dina seeti politicien bi maanaam émission la boo xamante ni daal amul sens interdit fenn. Su ngeen ñu bëggee jot da ngeen di composer ci numéro boobu nga xamante ni mooy jàll au bord de l'écran 77 978 82 57 alors tey ñu seeti artiste bu mag ndaanaan bu mag ki nga xamante ni kenn dootul naa table liggéeyam bu rafet bi nga xamante ni mu ngi koy def ci Thiès ak li ko wër alors c'est un artiste pétri de talent ñu koy wax Baye Gaye actuellement il est le chouchou des Sénégalais donc tey moo nekk suñu invité surprise du ñu def lu dul dalal ko Baye ñu ngi lay dalal si suñu plateau di la bàyyi nga nuyoo mbokku internet yi ñuy seetaan. waaw maa ngi lay nuyu kontaan ci yow. waaw di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna waa Europe bàyyiwuma kenn parce que dama daan wax baay bu murit ga la waaye léegi seetlu naa ba seen léegi baay bu àdduna la ndax àdduna bi fu ne lañ may woowee fu ne lañ may dégg kon dama naan asalaamaaleykum waa àdduna waaw di nuyu waat waa murit ga bu baax di nuyu sama waa kër waaw di nuyu sama soxna ak sama yaay jooju noonu ak samay mag di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax. di kontaan bu baax ci di la dalal ci suñu plateau. alors Baye mën nga ñu wax tey lan moo tax nga di am choix nekk comédien lan moo la dugal ci comédie. waaw man nag li ma dugal ci comédie dafa nekk mbir boo xam ne nii mbir bu yàgg la parce que boo dee xool Pikine laa yaroo Pikine sama lépp Pikine laa ko defee. bu ma mosaan dem école sax suñu monsieur di boole ak sama mag bi danaan ko ci comédien la dafay sonal élèves yi parce que nanguwul jàng. ay théâtre la leen di defloo ay comédie ba biñ may dàq dama teg monsieur bi ñëwul ma taxaw ci kanam ban fi monsieur bi taxaw di comédie loo di reetaanloo élèves yi bañ jam ci loolu lañ ma dàqee école kon mu nekk loo xam ne depuis ba may nekk xale ma bëgg ko di ci dox ba tey yàlla dogal lii daal. donc mën nañu ni daal comédie bi don la ci yow. waaw parce que dégg naa ci biir wax nga ne moom lañ la dàqee école. lu nekk la ci man quoi parce que dama ko bëgg quoi. dëgg la waaw dama ko bëgg te caaxaanewu ma ko tamit te fooyewu ma ko waaw mu jaral ma lu nekk na. mais est-ce que bi nga koy def say waajur àndoon nañ ci loolu. waaw parce que man bi ma koy njëkk a def boobu sama mag bu jigéen mi ngi ma yar parce que bëggul lu dul ma baax mais boobu gisul tamit lu dul ma dem jàng pour am fu ma waa àdduna bi yëpp. pour mën a jàppale samay waajur loolu ci jublu woon comme am na ku ko njëkk a wax ni ko damaa bëgg kii jouer théâtre boobu yàgg na boobu maa ngi gën a ne booy dañu ko non bàyyi ko mu jàng parce que xale la kon tey bu ñu dikkee ma nekk ci mu jaral ma mu jógee Dakar daf ma jaral nag ma dawee Dakar daw ñibbi si Thiès benn fajar ay 5 heures du matin buub samay bagage ak daw ñibbi si Thiès daal di toog sama yaay wax ma loo bëgg man ko doon naa ñaw waaye baal ma ko ne ñaw bi mais de dama ciy boole sama théâtre mu ne ma nit ki de looy nekk te am ci fulla ak fayda incha allah di ci am ndam te man sa yaay liggéey naa ci sa kër baay loo xam ni loolu liggéey war nga ci mën a am ndam waaw mu yokk ma fit tamit yokk ma doole sama yaay ne ma demal ñaanal naa la daal waaw sama yaay yëpp ma ne ma ñaanu waajur da ciy am solo. dëgg la macha allah alors donc Baye est-ce que mën nañ xam ndax yow da nga jàng def école des beaux-arts après wala da nga continuer noonu rek affaire bi don la ci yow. non def ma école beaux-arts parce que école beaux-arts ku jàng ba am defe naa BFEM wala bac moo fay dugg mënu moo fa dem mais comme am na yenn formation yoo xam ni daan naa ko dem def. donc def nga ay formation pour théâtre. ok parce que bi ma jógee Dakar ñëw fii doon naa topp ci benn troupe pour bokk fa di fa daw pendant 2 ans duñ ma nangoo jël mais après ci lañ ma jël ma nekk fa bu formation amee ma dem après ci laa bokk Arcos nag formation yooyu tey am na lu ma dimbalee lu bari mais sama wàllu comédie dafa nekkoon loo xam dafa nekkoon ci man ba bi may nekk xale mu ko daan fooy tout le temps daal ma xam ne lii daal su ma gënee góorgóorlu dina dem kanam tey gëm-gëm boobu ma amoon moo may lii tey. ok dëgg la alors léegi selon yow Baye nit naka la war a mel artiste naka la war a mel pour doon comédien. artiste pour mu man ci sama gis-gis pour man
war na am gëm-gëm war na set war na correct parce que bu ma seetloo bi may nekk Dakar daan théâtre mbedd yooyu di def lu ma neex ak léegi bokkul parce que théâtre daf lay yaraat man dama daan tiim taxaw fenn dagg fay taagay ndey xeex histoire mais tey jii nii mënatuma ko kon dangay artiste war na am gëm-gëm am comportement bu baax sikk tamit ay nit ñi jàmm parce que yaakaar naa ne fii nit lu mu rëy bu dee ñu jàppoo ko fii doomu aadama yi loo leen wanit ñu gis ko dañ lay teg fële boo leen yëgee ñu yëg la benn paa dafa ànd ak doomam dem aéroport gis avion bi mu yéeg ci kaw di naaw mu ne ko papa leen la mu ne ko avion la mu dëpp mu gis avion bi gaaree mu ne ko lii nag mu ne ko avion la mu ne ko lu tax bi mu nekkee ci kaw mu daal di ndaw mu wàcc suuf mu ko yàlla suñu borom boo réyalee sa bopp dalay aj ba nga kawe mu tuutal la boo wàccee sa bopp nag dalay réyal ba nga rëy kon àdduna amul solo waaw moo tax artistes yëpp dañu oyof waaw ba mën dund daal Baye Fall bi daal moo gën waaw. dëgg la nit ki ci loo nekk rek war nga cee mën a oyof wàcce sa bopp defe naa ne loolu mooy tax sax suñu boroom vraiment may la ci lu kawe sa njort alors Baye ñu seetlu ni actuellement au Sénégal dafa bëri ay troupes théâtrales séries yi aussi bëri na mais malheureusement des fois ñu gis ci ay scènes yoo xamante ne dafay xaw a indécent wala nit ñu seetaan benn théâtre boo xamante ne vraiment du am sens est-ce que laajul xale yi jàngiwaat yow lan mooy sa xalaat ci loolu. waaw man dama jàpp ne loolu liggéey la quoi man dama ne théâtre métier la liggéey la comme nit ki ni muy yéegee ci bureau wàcc toog kon kiy bind war na xam bu baax li muy bind ak fin bi pour mu am sens parce que fii li nga fi war a mën a bind pour mu am sens bari na fii li fi nekk ci àdduna bi kenn mënu ko jeexal kenn mënu gérer lépp mais bindal jox ñu lu am sens ñu xam waaw parce que léegi daal film yu bari na te tamit ku jóg gérer théâtre ku jóg comme tey nga toog ba màgg amatoo loo def perte nga sa liggéey amatoo dara nga ni. est-ce que loolu du yàq kiiwu théâtre milieu théâtral. mi ngi koy saboté mais tamit dama ne ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci ñun tamit xamante nañ ñu ngi liggéey suñu biir yàqul dara ci ñun dama yaakaar ni ñi nga xam ne ñu ngi jot ku jot sa caméra dugal wala dee xool ni ku nekk ci art bi nga xool ku jug rek filmer rek nit ñi gis diw mais yàggul loolu mun na bañ a yàgg mais nga def loo xam ne dina continuer doomu aadama yi naan diwkat mu ngi liggéey di déplacer wu di avancer mais def benn affaire boobu lañ lay gën a gisaat moo tax léegi théâtre bi ak ñiy def loolu ça fait deux ñun ñu ko jàppi métier ak ñeneen ñi ciy fo ça fait deux daa am ñoo xam dañ ciy fo nag. léegi yow lan ngay wax ci scène yi nga xamante ni moo dafa méngoogul ak suñu culture ñun scène yu indécent yi nga xamante ni ñoo ngi koy jouer ci série yi te vraiment méngoowul ak suñu culture. comme yu vulgaire yi quoi. waaw comme yu vulgaire yi xam nga duñu bëgg a egg si kii mais. man nag voilà côté boobu lu tax dama ci laal tuuti rek. parce que mooy fii buñ ñee tak ñu wane ñaar ñee làqatu seen biir néeg mais tey ñooñu bu leen journal gisoon da leen di wane mais artiste bi moom war na mën a gérer lu mel noonu pour sénégalais yi bàyyi ci xel kat xam ni réew mi ngi toj mais loolu moo tax mais tey oustaz bi mën na taxaw daal ni Sénégal am na lii am na laa am na lii mais comédien bi moom dafa ñëw gérer la ko wan la réalité ni la lii nii lay amee ci réew mi kon profité leen ngeen yar seen doom yi mais duñ ko def duñ dooleel kii sàmm loolu. comédien bi deful pour yàq ñun defuñu pour yàq loolu ñu def pour defar la pour kat askan wi tey boo toogaloon sa doom mu nga gis ko nga ni ko gis nga lii tey conséquences yi ci am mën nañ la jël partager la tas sa ci réew mi yàq sa carrière kon loolu ay yeddaat la ba nga xam ne bu gisee maroom dina ni ko sama papa wala sama yaay waxoon na ma nangam ci lii ak lii ak lii waxoon na ma nangam ak nangam ak nangam. waaw mais comme ni nga ko expliquer nii parce que j'ai l'impression que ni sénégalais yi comprendre ñu exactement yéen ban message ngeen di lancer li nga wax nii c'est très important est-ce que laajul aussi ngeen di ci def ay di ci wax farlu di ci wax parce que ces derniers temps dañuy dégg lu nekk te vraiment comédien bi day sol mbubu
mbubb biñ koy solal pour mu jouer mais malheureusement les gens ne comprennent pas. Okay. Est-ce que laajul yéen ngeen di ci wax di soñjaat gars yi lan moo waral yéen ngeen di. ok parce que ñun lu tax ñuy sonn mun naa ni man lu tax man may gën a sonn naan damay dindi stress ci Sénégal man loolu laa man dama naan médecin laa damay dindi stress bi kon dama naan toog naa yeewoo naa Médina waroon na dem benn tournage sonn benn fajar nii la benn waay romb waaye yaa nangam taan sa ndey xam nga mu nekk loo xam ne tamit lu ma naqari la mais dama naan tamit amul solo parce que moom li may gisee foofu la ma jàppee xam naa mais du mbubb loolu mbubb la boo xam ne maa ngi bégal pour doomu aadama yi bég laa ci jublu kenn woowu ma ni ma dama lay fay kenn fayuma ci kenn joxuma ci mbubbam kenn joxuma ci tàngalam kon li ma ciy def damay def te yàlla rek tax ak loo xam ni dama ko yàgg bëgg mu nekk ci man kon ngala nañ jàppat artistes yi fonkaat leen ba buñ leen gisee fii Sénégal rek laa gis ni seen diggante artistes yi mu des ñu bu desee fonk artiste mais dëkk boo dem artistes yi non duñu hasard nii non dañuy fonk seeni artistes mais ñun donc ne dañ naan ñu nañ def rek te yàlla tax waaw dañ ciy jàpp di liggéey ba pare pour bégal sénégalais yi tamit waaw pour bégal sénégalais yi parce que bégal leen yombul Sénégal pour bégal leen yombul moo tax ñu ciy jaayante di def sacrifice bu ne waaw di def tournage yoo xam ne doo xam fooy jëlee añ da ngay togg say añ fay say caméraman yooyu yëpp muy lu miti xam nga kon lépp pour ñan ñoo xam ne xamoo leen pour ñu bég pour ñu kontaan daal soo kenn ci Combé yàgg mi ngi sonn mi ngi investir xaalisam. mais est-ce que am na ñu leen di jàppale ci loolu aussi. non ci loolu moom aussi gisuñu ci ko ci teg loxo. mais est-ce que tamit wax ngeen jooy am ngeen fu ngeen ko wax. non parce que dama ni man doomi góor war na joomu leen taxaw di ko jooy. waaw mais parce que aussi da ngeen di liggéeyal askan bi. mais askan wi ñu ngi gis li ñuy liggéey mais pourquoi askan wi teg ci loxo te duñ leen ko wax mais ñun xaar ñu leen ñu wax ñu defal leen kon war ñoo xaar ñu kon ñun war nañu jàppale fii Thiès ñun amuñu sax salle spectacle. du yoon ah bon. ñun Thiès amuñu salle spectacle mais ñun Thiès ñun war nañ am sax foo xam ne ñun carrément dañ naan fii artiste comédien yee ko moom fii la ñuy defee seeni spectacle. dëgg la. centre culturel ba la ñu. dëgg la. centre culturel ba mooy loolu. dëgg la. kon am na loo xam ne ñun benn côté daf dañuy seetaan bu baax a baax waaw bu baax sax waaw. mais Baye ñu gis aussi actuellement ci série yi toujours série boo seetaan toujours même paroles yi ngay dégg même concept yi la c'est-à-dire que amour rek la ñuy wax alors que à l'époque par exemple bu ñu jëlee ay ñoom Daaray Kocc ñoom dañ doon jouer ay c'est-à-dire dañ doon delloo si waat maam yi dañ doon jouer ci Lat Joor xam nga et cetera ñoom Baye Peul ñoom Makhoury Dieye est-ce que laajul yooyu tamit dellu si waat tuuti parce que c'est important c'est important est-ce que laajul loolu aussi dellu si waat tuuti ñuy def yooyu di delloo xale yi si seen i cosaan fàttali xale yi seen cosaan parce que dama koy wax quoi dañ naan ma bàyyi xanaa di nga jékki-jékki génn beneen facette wala nga jooy loo xam ne day kii non man moom damay wax sama bopp jooyloo ma jooyu ma kenn jooyloo ma kenn man damay comédie pour sénégalais yi di bég pour ñu koy déggaat ma koy waxaat dama ni man bàyyi dama leen di bégal pour ngeen di ree di dajeeku xam nga nekk fi di leen di jooyloo ko stress loo du ma ko def man dama jug pour di jooy di bégloo sénégalais yi di leen bégloo bu baax a baax waaye ñi nga xam ne nag seen yoon ci cadre kii la ci kii lañ ko teg ci nga xam ne dañuy def série yoon la ñuy tamit ñuy indi ay message yoo xam ne nit ñi dañ leen di dégg man lu ma comédie déglul da ngay am message force lu ma ciy comédie da ngay jot message yi da nga koy dégg bu baax a baax parce que ci laay gën a appuyé wu damay jàllale ay message yoo xam ne dama koy dégg nit ñi di ko wax di ko jooy ma koy jël di ko dugal di ko appliquer kon yoon la ñu indiwaat tamit démb waaw yoon la ñu indi démb bu baax a baax waaw parce que man moom dama li ma leen wax démb tax ñu daan tey waaw démb tax ñu daan tey te yaakaar naa ne artistes yu bëree seeni référence mooy artistes yu démb yi voilà donc démb tax ñu daan tey donc il faut gars yi bàyyiwaat xel ci loolu bu baax a baax voilà donc
Baye souvent dañuy gis ci say théâtre dangay xaw a saaga boobu pour lan la parce que nag yow référence nga xale yi dañ lay bàyyi xel da ngay bëgg nit Sénégal wala sax partout dans le monde lu mu def rek yow da nga koy def alors pourquoi saaga boobu des fois ñu nga cabaxal benn bu sew lu tax loolu waaw parce que damay ñëwaat tamit di ci jéggul bu baax a baax parce que man des fois ma sol sama dara sol sama mbaxana ak sama bakkanu yaay laa la giñal su may def leen li sax duma ko tey man après laay toog seetaan ni man def naa li parce que man xër naa ci lu ma def ci pour Sénégalais bëgg dama naan toyul ba barki démb woo naa suñu caméraman bi ma naan ko dimbali ma waaye nga ma bu ma juumee saaga sax taggal ma ko ngir yàlla dama ko kay wax parce que des fois damay génn xale yi topp ma bàyyi xam nga kon mën nañu am terme bu ñu jot foofu rek ñu dóor ma ko ñu waxaat ma ko parce que dox naa tamit waxoon benn mot bi ma naan xale bu jigéen bi may doomee raam mais xale bi booy bi def may woo bu ma wuyu ko ma bàyyi bu ma ko may doomee raam mais xam nga man waxewu ma ko ci forme pour nit ñi di ko fooyee parce que mais dama ko waxee pour ku ko seetaan rek toj ree pour am lu mu jëlee ci yow mais il faut aussi ngeen di bàyyi xale fans yi il faut éviter ça aussi parce que boobu maa ngi sóor internet bi pour man du yegsi ba ci xale yi mais bien sûr waaw mais xam nga mais tamit sant yàlla la quoi bu ñu nee ba léegi xale yi kon dañ ci bàyyi war xel bu baax a baax ma ciy jégaluwaat encore saaga di ci jégaluwaat Sénégal gépp àdduna bépp di leen wax man bàyyi mi ci jal bi ku ko jal mu jal jali boo ko jalu mu jal jali kon jal leen ko mu jal jali maa ngi jégalu bu baax a baax di jégalu bu baax mais est-ce que Baye tey pare na parce que dañuy gis si sa presque si say théâtre yëpp benn rôle bi rek ngay joué maanaam doon si paa te ku la gis nii xam ne macha allah jantal la mais est-ce que pare nga pour tey buñ la joxee yeneen rôle nga joué ko est-ce que pare nga pour joué ko lan moo tax parce que man théâtre laay def loolu bu ma sol la rek mais lan laa njëkk si sketch yooyu njëkk nañ ko def ay jamono boo dee xool 2009 ok d'accord mais yàlla tegu ci loxo man ak ñoom Bachir maam Thierno yi ñoo ko defandoo mais boobu maa ci joué booy ñu nekk ci classe yi di def lu ñu neex mais boobu leneen laa joué du pas dëgg la ok d'accord te journée mondiale bi comme tey nii dama li may joué nii du pas booy laay dem joué d'accord waaw parce que def théâtre sur scène quoi waaw mais est-ce que tey Baye ma osé tuuti est-ce que tey buñ la joué loon rôle góor jigéen di nga ko def pourquoi mais loolu mooy sama métier ni gars yi dañ koy bañ yow bokk ko ci ñi koy bañ non xaaral tey mécanicien bi moom war na bañ ñoo ko dugg ci suuf oto bi tëdd pour yëree bi mu naan sama yëree day tilim war na ko bañ waaw dëgg la mais bu fekkee da ngay bañ rôle góor jigéen bàyyi mais li ngay def yow doo góor jigéen ku ma jël woon rôle góor jigéen man la loolu dara mais lu may def la ba pare génn ci dëgg la loolu dara mais tamit métier la mais doone ma abat da ngay doo góor jigéen ba pare génn ci dëkk bi nekk góor jigéen effectivement question de gëm-gëm la quoi ci li nga nekk ni ma gisee rek loolu la wala effectivement parce que tey man di nga ma gis des fois ci télé bi nga ba commencé indi beneen forme mais man boo ma xoolee di nga xam ni kii lam noonu def weesu na ko théâtre naa ba pare beneen nit la effectivement góor jigéen du dara quoi effectivement mbokk yi xarit yi gis ngeen ko noonu di leen fàttali ni rek tey ndaanaan bu mag bi mooy suñu invité tey muy Baye Gaye alors Baye bu ñu nee nit baax na dañ naan mbokk yaa ko wax alors ñu seetaan benn extrait bu ndaw benn surprise bu ñu la defal ñu daal di dellusiwaat ci plateau bi. mbokk yeeg xarit yi comme niñ leen ko waxee sànq buñ ne diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax tey nag ñu daal di doxantu fii ñëw ci kër Baye fas yéene waxtaan ak waajuram bu jigéen ak famille am yëpp tubaab fakkaale macha allah xanaa du ñu def rek lu dul ziar suñu yaay ji di ko wax ni ko jërëjëf ci teeru bi ak ci dalal bi nga ñu defal di la bàyyi rek nga nuyoog mbokk internet yu ñuy seetaan. bismillaahi rahmaani rahiim ci barke yonent bi maa ngi ñaan ci kattan sunu borom lii muy mbébét yal na ko sama borom eggale ci daraja yonent bi maa ngi ko koy ñaanal gis nga Baye moomu ba amee juróom-benn at ñaari at papaam gaañu ma yor ko di ko dugal ba mu am juróom-benn at ma dugal ko école mu jóge ci école ba magam mu day vacances ci magam
mu dem ca magam toog magam ni ma man kat nee na dootu ñibbisi nday toog fii jàng ma dem de wax ko directeur bi ni ma xale bi mën naa jàng te ko fee bàyyi man ko magam dana mu toog ba mu yàgg man daa damay ñëw jàppale sama yaay ñëw ci kër gi mu ñëw ci kër gi di jàngi école bu ñëwee may akara di nga mën ko may akara bi may akara mooy jëli gënn gi dem yóbbul ko ca mbedd ma bu dem école dikk bu génnee récréation ñëw fa bagage yi ma dem marché di ko togg bàyyi di def loolu ba ma yóbbu ko ca magam mu daal delloo si ne man daal yaay naa toog ci yow di la wetti di nag kër gi kenn nekk fi xale yi sëyi nanu bi nu demee nag ba mu ñëw ci kër gi mu duggoon ci entreprise bu ñuy wax Cheikh Sey muy jàng mu fay ñaw nekk tayoor weeroon ko jëkk a fay 10 000 mu di ko indil ma ne ma yaay ma ne ma 10 000 yaa ngi ma dem jënd ceeb jënd diwlin ñëw ma na xaalis ba de di ko def bu mu dikkee jox ko juróom-ñaari junni fii kii bi fi newoon tax bi fi newoon daanu mu ne ma kon léegi baal ma dem wuti lu ma am rek dinaa ko ci def bu amee juróom-ñaari junni du ko laal tubay kee moo ko may tubal wala magam jàkkam ji jox ko ay tubay muy sol. kon daal yaay su ma la déggee bàyyi doom ju am yërmande la ci ay waajuram. barke Allah fa dëgg la yaay est-ce que amoon nga beneen mbëbët bu dul bàyyi nekk comédien est-ce que amoon nga leneen loo bëggoon mu nekk. comédien bi moo ko li nekk ci xalam rek li mu bëgg rek laa bëgg xam nga li tax li ma bëgg mu bëgg ko dafa yaru daf maa déggal mu ni man lii laa bëgg man ko yoon wi ngay jëm yàlla na ci barke wàcc yoon wi nga dox ba ma ko dugal ci tailleur ba daan dem di répété man ma yaay damaa bëgg di répété di ñawi bu répété ba heure bi mu wàcc dem répété ji koor gi jot ñu ñëw jël ko Cheikh Seck jël ko Cheikh Seck di ko def muy théâtre ci Cheikh Seck par corps di ko def ba loola def dërëm gaajo dikk ni ma kaay damay jël si gaaya pour mu dem Dakar mooy yoonu Dakar am yi man ko mu ni ma yaay damay demal ko loo fa liggéey yal na barkeel doo daanu mukk gi nga jumaa ja mel ni Touba na soro ba mel ni ngay mel ndax déggal na ma man ñeent ñi laa ko sas bul sàcc bul naan sàngara bul dugg ci lu xóor te loolee lépp bàyyi mi ngi koy def ragal ma nag xale yi dañ naan dafa ragal sama yaay moo ko ne télé laa bëgg wut fexe na ba wut télé ba dugal ma sama néeg gis nga ko rajo laa bëgg barki dem mu fexe ba indi ma rajo lu ma bëgg soo ba ca ngoon rek loolu la bàyyi di def. dëgg la macha allah témoignage bi daw na yaram macha allah yaa ñu bëggoon a xam keroog bi nga gisee première fois bi nga gisee Baye si télé muy def théâtre lan nga yëg ci sa xol. sama xol sedd guy ma xam ne lii kanam la jëm du dellu gannaaw sama fan ci ñëpp ñoo ko doon woo téléphone. kon daal amoo ci benn looy rëccu ci comédie bi mu nekk. déedéet duma ko rëccu. duma ko mos a rëccu ndax moom moo baax. naka ngeen di dundee ak moom. moom ni ñuy dundee ak moom. yarute baax lay dundee ak moom bu amee dërëmam wala ma ko dugal fenn dikk wax ma. dikk jox ma waaw. yan kàddu nga koy dénk. laal kàddu laa koy dénk bu mu sàcc bu mu fen bu mu dugg ci lu mu xamul kàddu googu te it lu muy def na barkeel loolu laa koy dénk loolu laa koy ñaanal mu barkeel ba toog bay ku ci soxla rek yal na ci jote ci wërsëgam loolu rek laa koy ñaanal nag yal na barkeel rek ak yéen ñi ko àndal ak moom di ko won yoon wi di ko tette ba mu jàll fii te day jàll yéen ñëpp di ngeen ko boole jàll. yaay kàddu yi rafet nañu kontaan nañu di la jaajëfe di la ñaanal yàlla mu bàyyi la fi nga gunge ñu at mbooloo mu wayjur ñu gunge ñu ba ci kanam ndax yaakaar naa ni wayjur dafa am solo ci doom ndaxte li nga wax ni de am na ñoo xamante ni tey seen wayjur dëddu na leen te bëggoon nañu ñu nekk ak ñoom gunge leen ba ci kanam waaye nag yàlla moom bu soxlaa rek jaam bi ñàkk kon yow dañ lay ñaanal yàlla na la fi yàlla bàyyi bu baax a baax a baax nga gunge bàyyi ak mbooloo mu famille bi ci barke Seydina Mohamed kontaan nañu ci dalal bi gis ngeen ko nii ay mbokkam ay frère am ay sœuram ay dëkkandoowam xanaa ñu jox leen kàddu kenn rek mu daal di sànni benn kàddu ci Baye na nga def. maa ngi fi sa tur. Awa Ndiaye la man la Baye gaay di kaañoo chaque jour ndax sama maam sama goro di Degen Gueye
noppi xale yi yaayam ji moo ko fi dajoon te dindiwu ci dara baayam bu baax bu gore ba ca àjjana bàyyiwu fi gàcce naqar la fi bàyyi ñu di ko jooy ba tey yaayam ji nag doon nit ku baax doon yaayu jaboot bàyyi gaay il faut mu demee nii il faut mu doon nit ku ñëpp di dégg bu ci yàlla àndee bu soobee Xaadim Rasuul ndax dafa nangul yaayam nag Aliou Gueye mii magam doon nit ku baax doon nit ku sedd ay magam ñoo ngi fi macha allah kulim juum Faat Bintu mooy seen taaw doon gor su gore lépp nag lu ñuy def boo waxee ñu ne waa kër Dégéen li waral lool sama goro ba Guèye ma saadaak mi ci yéedi ñetti doomi penn naan moo fi dajoon ko yaayam ji te yaayam ji deful dara deli lu dul yaatu yaatal yaayam li muy sóor ci kër gi du pour kër gi rek pour ku dox ba yam ci lekk ba suur naan ba màndi yaayam day yaayu jaboot xoolal bàyyi gaaya buñ ko puusee day dem buñ ko puusul day dem liggéeyum nday macha allah kontaan nañu ci témoignage bi bu baax a baax kontaan nañu ndax bi ñu ñëwee gis nañu ni ngeen ñu teeroo gis nañu ni ngeen ñu dalalee tubaab fakal la kon nag Baye su baaxul ñu wax ak moom wax dëgg yàlla donc jaa ngeen jëf merci beaucoup kon ba beneen yoon incha allah. alors mi ngi noonu Baye ñu demoon seeti sa wayjur bu jigéen dégg nga kàddu yu rafet yi nga xamante ni moom la wax ci yow lan ngay wax ci lan nga yëg bi nga gisee sa yaay di témoignage ci yow. man su ma toogee tey gis sama yaay di wax ci man loolu damay sant yàlla bu baax a baax parce que lii daf may yokk jom waaw te xam daf may yokk tamit fit xam tamit fu may teg sama tànk xam li may def parce que kon bàyyi naa njaboot sama ginnaaw waaw kon mu yaakaar ma tamit di ma tiitaroo kon su ma defee lu ñaaw dana ko naqari kon ñaanu waajur dama naan man lu ma am moo ma ko may tey waaw lu ma am parce que dama daan liggéey mu jaral ma jox ko lépp parce que bëgg rek muy bëgg waaw bëgg rek muy bëgg franchement kon awma lu dul sama yaay parce que sama papa man xawma ko xawma sama papa sama yaay moo ma yar waaw sama yaay moo ma yar sama mag moo ma yar sax sama yaay ba ma juddoo après benn quelque temps mu yóbbu ma Dakar sama mag bu jigéen yar ma xam nga kon nga juddu mosuma gis sax sama papa parce que ma juddoo comme tawoon na fi taw bu métti ay photom yàqu na ci xam nga mosuma ko gis kon ma am sama waajur bu jigéen boobu di ko ñaanal tamit gudd fan ak wér gu yaram parce que man sama yéene ci moom daal su ma koy wax sama xol day fees daal parce que su ma sañoon tey mu ziyaare ji Seydina Mohamed waaw kon awma lu dul sama waajur boobu waaw ma koy ñaanal bu baax a baax. amiin di ñaanal tam mbooroomu waajur alors Baye selon toi théâtre sénégalais fu mu toll. waaw man pour l'instant nii mi ngi ci kaw mi ngi ci kaw c'est-à-dire. léegi kenn waxatu ko. c'est théâtre ni mu nëbbatoo nii ak nii bokkul. comme bu njëkk ni nga daan toogee benn mardi bu laa ñëwal beneen mardi ñaari weer. kon léegi kon théâtre Sénégal am na fu mu toll. kon bu ma neexee ma ne Baye am na xaalis théâtre fu mu la yóbbu yow. non ñu ngi sant bu baax a baax non boo nee théâtre. waaw yàlla dimbali na ma mi ngi may fay weer tamit. te parce que ku ma woo di ma liggéey loolu di ma fay théâtre moo tax. dëgg la kon su ma woowee dafa ma contrat ni ma sa weer ma fay la théâtre moo tax. dëgg la kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. comme daal su ma la déggee nit ki ci lu mu nekk rek war na koo gëm. gëm-gëm moo am solo. man gëm-gëm ak ñaanu waajur. man pour l'instant pour man. man loolu moo may jàllale quoi. ragalatuma dara ñaaw. ndeysaan dëgg la alors sa relation ak les artistes comédiens. waaw lépp jàmm nag wax dëgg yàlla parce que man ñoom ni ma leen bëggee sax melu noonu ak comme sama famille bu ma duggee sama kër am na noo xam ne mënu ma ko bëggee ak ñoom mais su ma gisee sama moroom artistes yi ni may mel ak ñoom sax yamut ak leen ci àdduna amul nag benn artiste boo xam ne xam na ma xam ko sama diggante moo am xaar ma yàlla amul ba ci sama idole Sané sax dama koy béggee. Baye sa yaay dafa wax sànq ba wax tudd Cheikh Seck. sa digganteeg Cheikh Seck mën nga ci wax lu ci 2 secondes rek sa digganteeg Cheikh Seck. maire bi moom bu waxee ci sama diggante ak Cheikh Seck da cee war a wax parce que Baye Cheikh
dama daan feeñ ci kóoru Guèye mais boobu maa ngi def théâtre di ci sonn nag parce que boobu laay doon bi may def ci Cheikh Seck boobu maa ngi ciy def ay presque xanaa ay 9 ans ci art bi Cheikh Seck woo ma ni ma damaa bëgg ñu def koor mu yóbbu ma këram ñu toog ñu waxtaanee ko mu yëkkati xaalis bari teg ko sama loxo def ak man kooru entier moo ma njëkk a génne télé ma def koor weer bi ba mu jeex tàkk chaque jour ma feeñ Cheikh Seck moom it ma koy nuyuwaale bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ta xam ne lii lépp daan na ma ko wax nag lii lépp parce que bi ma njëkkee toog ci saalam lan la ma wax gëmal sa bopp ma boo gëmee sa bopp dinañ la dégg gëmal sa bopp te nag di bégal say waajur moo dëgg yàlla bu guddi bu heure julli jotee sax mu ni bàyyi leen ngeen dem julli ba leen na fi yam sax garaawul kon man dama koy ñaanal Baye Cheikh tamit mu yàgg fi loolu tawét te xam yàlla na yàlla matale yéeneem parce que yéeneem mooy moom souvent tamit yéegukaay la ñu bari jaar nañ ci moom pour def nii kon ma koy ñaanal gudd fan ak yéeneem ci ñëpp yàlla na ko yàlla matale waaw. amiin alors tey di journée mondiale du théâtre donc lan ngay wax ci journée bi tey. waaw journée bi ma koy rafetlu di ci kontaan rek te xam ni amuñu lu dul lii ñun moo tax fa laa war a dem nii def sama prestation waaw contentement nag. journée boo xam dañ ko jagleel théâtre. mi ngi mel ni tubaab bi bu ñuy fête seen décembre. ndeysaan. parce que Seydina Mohamed loolu la foofu la toll ci man. moo tax ma bàyyi sama lépp pour fête ji ko. dëgg la. parce que théâtre lañ am moo ñuy dundal moo ñuy may xaalis. moom lañ amee doomu aadama yi. dëgg la. kon dañ koy dem fête ba mu neex. alors projet yi fu mu toll. projet yi waaw ñu ngi ci kawam de ñu ngi ci kawam waaj koor geek yooyu yëpp. waaw dana yëngu daal. ba mu am doole. kon ñu xaar leen ci yeneen i bagages. bu baax a baax parce que li ma naan fi mu toll nii ragalatuma dara. parce que nee nañ ko am ñaanu waajur waroo tiit. wallaay mooy dëgg. waaw mooy dëgg. su ma nee mataluma ko it daanaka léegi ma matal ko kon ak sama yaay. parce que chaque jour maa ngi topp ci lu koy neex parce que ñaan yooyu mu lay ñaanal la ngërëm yooyu mu lay ngërëm moo lay mën a avancer la kon moo tax ragalatuma ko. ragalatuma loolu quoi ragalatuma pour nee naa ma naa gëm sama bopp te liggéey te xam ni kon li ci ginnaaw baax na ba pare. kon instant bi li ci kanam naa xuus ñafe ko rek. te xam ni daf ma woo ma jóge Dakar ma ñëw mu ni ma kaay mun na théâtre bi neex na de nit ñaa ngi naa ma sa doom ji rek. ma ni ko waaw noonu la ma daal ni ma nii waaye de bu mitti mukk nga reculer. looy dem muy gën a mitti gën a la dem te xam ni dana neex. mënuma dinañ la dégg comme sooroolu bi mu ma koy wax boobu dama daan jaral ma ba reer bi dem sama yoon. maanaam ma dinañ la dégg comme sooroolu Touba. te tey kon la ma daan wax am na. kon waajur dafa foor. dafa foor. moo tax daal ma gën koo téye sama moo ko jàppale. waaw lu waay mën a am tarbiwu ay waajuram rek. defe naa ñaan boobu moo gën sax dem ci ay sëriñ di ñaan booboo gën a gaaw donc suñu waajur yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñu gunge ñu ba ci kanam ñi nga xamante ni aussi dañoo dëddu fa ñu nekk gënal leen fi nga xamante ni foofu lañ jógee c'est la vie yàlla bu soxlaa rek jàmm bi ñàkk alors bàyyi ñu nekk ci mois jigéen ñi lan ngay wax jigéen ñi. waaw jigéen ñi lu mu leen di wax mooy tamit ma leen di béggee rek te xam ne ñoom it ñoo yor réew mi waaw bu du woon ak ñoom làmbaay ñaaw ñoom ñoo tax ñu naan ñu dem leen takk jabar célibataire baaxul xam nga kon jigéen ñi ñoom it dañ leen di ñaanal gudd fan ak sutura parce que tamit ni ñu leen di yàqee benn côté bi daf ma naqari waaw dangay jékki-jékki gis nit nekk jigéen vidéo wallaay réseaux sociaux yaa ngi toj vidéo ko partagé ko yàq deram te fàttali ne sax jigéen moo ko jur wala jigéen mooy magam wala rakam. non loolu waxala parce que vraiment doy na waar parce que man dama koy ñaawlu quoi dama koy ñaawlu parce que doomu aadama bu nekk man góor en tant que góor sax man lan mooy ndeyu ngay filmer doomu aadama ba pare di ko yàq du yoon rafetul nañu rafetlaatal suñu diggante xam ni koo yàq sa bopp nga yàq dafa rafetul sa morom jël vidéo rawatina ñun sax des fois nga gis nit jël vidéo non xoolal kii partagé ko mais tey imagineel tey nit kooku tey bu màggee am doom am njaboot tey mën na dem ba dimi jamono yoo xam dañ koy wanaat loolu kon ngelaw may ci ñaan yàlla di ci ñaan tamit ñi nga xam ni loolu dong moo leen tax a jóg ñuy éviter yooyu di yàq doomu aadama yi
kenn du yàq doomu aadama yàlla boo suturaalee doomu aadama am rek mu suturaal la waaye boo ko yàqee de yàgg dana la yàq kon nañ dimbalante rek te yàlla tax te bàyyi suñu jigéen ñi ñuy yàq te am ñu lu dul ñooñu nit boo yàqee jigéenu Sénégal it jigéenu Europe yi ñu ngi téye seen i jigéen fii ku fi yàq sa bopp ku fi yàq sa morom rek keneen a ngi téye moromam téye ko kon nañu jàppalante te jàppale suñu jigéen te xam ni matuñu képp ku ci nax jigéen it ba bëgg ko def naka sudul noonu xoolaatal sa bopp bu baax a baax te xam ne amuñu lu dul jigéen ñi waaw loolu rek laay wax ci alors ci benn un mot rek lan ngay wax sa soxna ci benn mot bu ndaw rek waaw sama soxna moom li ma koy wax moom bariwul dama naan ko rek gën a la jàpp fi nga jàpp foofu la wax ni fii daal ngi ñu tuuti rek ma tëj réew mi du war a takkal wujju nag yow bu ragal dara waaw yow doo wujju doo am dara soxna Umu Kalsum yaay Amadou kooku moom it dama koy ñaanal dama koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax parce que ba dara dul dara nag ba dara dul dara ku nekk naan ko bàyyil booyu comédien bi ndeysaan mu jàpp rek taw bàyyi ku nekk naan ko bàyyil booyu comédien bi mais tey ku nekk ñi ngi naan ko kat sa jëkkër jàppal waaw gor la kooku dañ koy ñaanal gudd fan dëgg la koy ñaanal gudd fan te njaboot gu barkeel waaw te xam ne ku ñàkk ki ñaan la ku ma yéene la daal dëgg la waaw Umu Kalsum macha allah xool sedd na alors lan mooy sa dernier mot waaw sama dernier mooy damay tëjee waatee tamit ci sama waa koñ waa murit gi waaw man murit ga laa dëkk murit ga laa am ñoom laay tiitaroo ak waa Pikine moom maa leen bëggal sama bopp waaw kon waa murit ga bàyyiwuma kenn duma lim kenn nag waa kër sëñ Abdoulaye ñëpp koñoo koñ Thiès képp ma leen di bëggee di leen wax bàyyi nii bàyyi seen bàyyi la bàyyi àdduna bi la bàyyi Thiès la waaye Thiès kenn ëppalee ko ci kon maa ngi nii néew ma nag ku ma woo duma ñëw mais ku ma mënti woowit naa ñëw su ma ko yëgee insha allahu kon waa Thiès man pare naa pour lépp lu Thiès waaye di def bu ñu ma ci invité ma teew ci waaw kontaan nañu waaw maa ngi gën a bëgg waaw di ñaanal tamit site bi mu gën a avancé Thiès Info di leen ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax fépp fi ngeen yàlla na dem ba doon télé bu mag a mag a mag allahumma amiin yàlla na dem ba doon ay télé amiin waaw parce que li ngeen di def mën ngeen ko li ngeen di liggéey rafet na waaw ku bëgg daal lu wóor Thiès Info dafay jaar amiin information bu leer jaaral Thiès Info ñi ne dañ lay nax de Thiès Info gii ñi ngi liggéey juumoo dëgg rek nga wax Thiès baa ngi Info baa ngi kon na leer gars yi Thiès Info fi ne de borom Thiès am ñii moom Thiès doxal leen waaw kay mbokk ya xarit yi lii lañ leen indiloon l'émission tire à sa fin xanaa rek di remercier bu baax a baax Baye Gaye ci disponibilité ak teel ak teeru ak dalal bi nga xamante ne defal nañu ko tey alors di leen nuyuwaat yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo seen émission feeñal di leen wax ni kontaan nañ ci yéen béggee nañ leen bu baax bu ñu sañoon kenn ku ci nekk dañ lay fekk sa biir saal ne la jàpp loxo nuyoog yow saafoog yow mais nag li nekk ci xol yi moo gën a rëy téeméeri yoon alors di souhaiter joyeux anniversaire à ma sœur chérie Fatou Mbeng nga xamante ni mooy borom jaxaaw borom le 31 mars incha allah nee naa la chérie je te souhaite la totale foofu laa yem ak yow xam nga man xam naa di nuyuwaat bu baax sama famille depuis Mbour maa ngi leen di bégee di leen wax ni fii laa leen def alors dig daje lay doon très prochainement ak seen beneen invité surprise ci seen émission feeñal merci beaucoup et à très bientôt